sumay mbokk yi ànd ak Thérèse Lisieux mu sell mi la petite Thérèse bëggoon naa ubbi njàngale mi ak génn ci kàddoom yu siiw maanaam tout est grâce lépp barke la ci émission bu nekk dale ko lu ëpp ñeenti weer yàlla may nañu barkeb mën a gëstu ànd ak yéen ci ñaan gi sut ñaan yi yépp di ñaan gi ñu borom bi Yeesu jàngal te ñu tuddee ko ñaanu borom bi di suñu baay le notre Père ci toflinu njàngale yi àgg nañu ci juróom ñeenteel mi xam nànd ak yëg xóotaayu ñaan googu duñu ci pare ngir feeñal xóotaayam Augustin mu sell mi mës na ko méngaleek ñaari mbabulaan deux abîmes nii la ko waxee ci latin abyssus abyssum invocat l'abîme appelle l'abîme mbabulaan maa ngi woo meneen mbabulaan Augustin jukki na baat boobu ci soom 4:4 di soom bi di nit di waxe nu mu bëggee ak namm yàlla ci nameel gu taratar ak baat yi la soom bi tàmbalee ni kéwél gu mar di wute ndoxum dex noonu la suma fit di wute yow suma yàlla suma fit dafa mar yàlla ji dund comme un cerf altéré cherche l'eau vive ainsi mon âme te cherche toi mon Dieu mon âme a soif de Dieu le Dieu vivant. ci Augustin mu sell mi ñaari mbambulaan a ngi janoo di woowante waaye dafay laaj man mbambulaan mooy woo meneen mi ci genn wet nit ak mbambulaanu xolam mi fees ak toskareem sa misère soxlaam ak bàkkaaram yi ci geneen wet yàlla ak mbambulaanu màggaayam darajaam ak yërmandeem ci ñaanuk sunu baay toskareb doomu aadama saa ngi janook yërmande yàlla ji amul àpp ci njàngale yu weesu teg nañu bët ci baat yi di ubbi ñaanuk borom bi muy sunu baay bi ci asamaan notre Père qui est aux cieux daanaka baat yi lañuy fëgge ci buntu xolub yàlla lu ni mel lañuy baaxoo def bu ñu bëggee dugg ci suñu këru xarit di nga fëgg ci buntam di ko woowee turam loolu lañuy def ci ubbiteeb suñu baay à la porte d'entrée du Notre Père nañu xoolaat li ñu jàng ak nand ba pare borom bi Yeesu may nañu sañ-sañu tudde yàlla Abba Papa baay namu ko baaxoo woon a tudde moom te apôtar ya dégg ko ca toolu Getsemani te it duñu ko tuddee suma papa waaye suñu baay suñu papa gis nañu itam ni suñu boobu yaatoo ndaxte yàlla ubbil nañu juróom benni jaww 6 espaces infinis jaww ji jiitu ji moo di génn kóllëre gi dox
suñu digganteek moom, l'espace d'une relation filiale. ñaareelu jaww ji moo di kóllëre gi sax ba faw, l'espace de fidélité éternelle au-delà de la mort. ñetteelu jaww ji moo di kóllërek trinité bu sell bi, l'espace de l'amour de Dieu qui est pure relation. ñeenteelu jaww ji moo di jàngu bi, l'espace ecclésial. juróomeelu jaww ji moo di kóllëre yi ci diggante jàngu yi xaajaliko, l'espace œcuménique. juróom benneelu jaww ji moo di kóllëre gi ëmb doomu aadama ci sépp, l'espace de l'humanité et de son histoire tout entière. jaww yooyu yépp a ngi daje ci baat bi ubbi ñaanuk borom bi, maanaam sunu. bu may wax sunu dafa mel ni jaarale ko ci man, mbabulaan mu xóot te yaatoo ngi woo yàlla. bu ñuy tuddee yàlla baay bi ci asamaan, Père qui est aux cieux, dañuy xelmati màggaayam ak darajaam ji ci ànd. meneen mbabulaan maa ngi. Augustin mu sell mi wax na dëgg bi mu nee, Abyssus abyssum invocat, l'abîme appelle l'abîme. mbabulaan maa ngi woo meneen mbabulaan. bu ñu duggee suñu këru baay bi ci asamaan, dañuy indi juróom-ñaari ñaan. ñaan yu mësa seete itam ni juróom-ñaari barke, 7 demandes, 7 bénédictions. ci ñett yu jiitu yi yàlla lañuy xalaat, ndamal baay bi lañuy yittewoo. ci ñeent yi ci topp ñuy koy jébbal suñu toskare dénk ko. wax dëgg yàlla, mbabulaan maa ngi woo meneen mbabulaan. xalaat yii nii la leen le catéchisme de l'Église catholique waxee ci article 2803. Après nous avoir mis en présence de Dieu, notre Père, pour l'adorer, l'aimer et le bénir, l'esprit filial fait monter de nos cœurs cette demande, cette bénédiction. Les 3 premières, plus théologales, nous attirent vers la gloire du Père. Les 4 dernières, comme des chemins vers lui, offrent notre misère à sa grâce. L'abîme appelle l'abîme. dafa mel ni ci ñaanuk sunu baay, ñaari douce, 2 vagues ñu ngi toppalante. bu jiitu baa ngi jublu ci yàlla sax-sax, ñaareel baa ngi ñuy yóbbu fa moom, ànd ak sunuy soxla, sunuy bàkkaar ak toskare. nañu jëkkateeg bët ci douze bu jiitu bi. Le catéchisme de l'Église catholique dafa koy firi ci article 2804. 12 bu jiitu bi, la première vague des demandes dafa ñu yóbbu fi yàlla ngir yàlla, vers lui, pour lui. loolu tax ñuy naan sa tur, sa nguur, ta volonté, loo bëgg. bañ a wax suñu, waxatuma suma. ku sopp dëgg-dëgg dafay jëkk xalaat ki mu sopp. suñu soppee suñu baay bi ci asamaan dinañu ko jëkka itewoo.
looloo tax ci ñetti ñaan yu jiitu yi duñuy tudd suñu bopp. waaye ndax ñetti ñaan yi doon ñaan tigi bañ a doon yuuxub coy, baat yooyu war nañoo jibee ci suñu xol di feeñal jikko ñu bëgg a booleeg baat yooyu. yan jikko ñoo war a ànd ak ñetti ñaan yu jiitu yi? foog nañu ne jikko yu gën te di jibee ci suñu xol nañu leen jëlee ci borom bi Yeesu, jéem leen a roy. nañu seeti jikko ja jibe woon ca xolam ca waxtoom yu diis ya. ñaar yi lañu gis, maanaam bëgg-bëggam gu tar, son désir ardent, ak njàkkareem, son angoisse, ndax ñu may Yàlla baayam ndam li mu yeloo. L'évangile Luk mu sell mi dafay seede bëgg-bëggam ak njàkkareem gu tar googu. Par exemple, nii la Luk mu sell mi ubbee l'Évangile bi nettali reer bu mujj ba, di seede bëgg-bëgg gu tar gi ci xolub Yeesu. ba waxtuy reeru Paak ja jotee, Yeesu dafa dënnu ànd ak apôtar ya. mu ne leen, bëgg naa yéene, j'ai désiré d'un grand désir, lekk Paak jile ak yéen balaa may sonn. ñun itam bu ñuy ñaan ñetti ñaan yooyu di ñaani duus bu jiitu bi, nañu leen ñaaneek bëgg-bëgg gu tar, d'un désir ardent, jëmale fa Yàlla. Njàkkare ja nekkoon ca xolub Yeesu, son angoisse, nii la ko Luk mu sell mi seede. ca jamono jooja, Yeesu dafa doon wax taalibeem ya ne, dikk naa ngir indi safara ci àddina si, te maa ko bëggoon mu tàkk xaat. war naa jot ci ab batise, ni ma jàqee ngir mu mottaliku. Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. ñun itam bu ñuy ñaan ñetti ñaan yooyu di ñaani duus bu jiitu bi, nañu leen ñaan ni Yeesu, am jàkkare ci mbirum nas bu xóot bi Yàlla bëgg a mottali ndax cofeelam. nañu xam ak gën a fàttaliku ne Yeesu moonu jëkk ñaan naan, na sa tur sell, na sa nguur dikk, loo bëgg na am ci suuf naka ca asamaan. ndax ñaanam yi nangu nañu? waaw, ci moom nangu nañu. kañ? ba mu jébbaloo ci Yàlla ca croix ba. ci deeyam la sellale turu Yàlla, ci la nguurug Yàlla dikkee, ci la mottalee coobarek baayam. nun bu ñuy ñaan ñetti ñaan yooyu, dañuy wax suñu yaakaar ne bés turu Yàlla dina sell, nguuram dina dikk, coobareem mottaliko. ca bés booba Yàlla dina doon lépp ci ñépp, tout en tous. xalaat yi ñu jéemee firi duus bu jiitu bi, la première vague de 3 prières, ni la leen le catéchisme de l'Église catholique waxee ci article 2804. La première vague
nous porte vers lui, pour lui. Ton nom, ton règne, ta volonté. C'est le propre de l'amour que de penser d'abord à celui que nous aimons. En chacune de ces trois demandes, nous ne nous nommons pas, mais c'est le désir ardent, l'angoisse même du Fils bien-aimé pour la gloire de son Père qui nous saisit. Que soit sanctifié, que vienne, que soit faite. Ces trois supplications sont déjà exaucées dans le sacrifice du Christ Sauveur. Mais elles sont tournées désormais dans l'espérance vers leur accomplissement final, tant que Dieu n'est pas encore tout en tous. gannaaw 12 bu jiitu bi léegi nañu teg bët ci ñaareel bi. Le catéchisme de l'Église catholique dafa koy firi ci article 2805. ñaareelu 12 bi, la seconde vague des demandes dafa ñu yóbbu fa Yàlla Baay bi ak ñeenti ñaan. ñu ngi ci jébal Yàlla suñu yaakaar, nos attentes, di ko ñaan mu di leen xoole bëtu yërmande. ñaan yooyu ci suñu xol lañu jóge di yéeg ba fa moom. ci lañuy wax ite yi jëm ci suñu bopp ak àddina tey jile. nañu dégloo ni ñuy waxee ñaan yooyu. may ñu, donne-nous, baal ñu, pardonne-nous. bul bàyyi ñu tàbbi, ne nous laisse pas entrer. musal ñu, délivre-nous. bu ñu leen di xool fu gën a jege nañu gis ne ñeenteelu ñaan gi ak juróomeel gi dañuy laal suñu dunduk bés bu nekk. ñu am lu ñuy lekk, ñu wër ci suñu baakaar ak njuumte. ñaari ñaani mujj yi dañuy jëm ci suñu xeex ndax dund gi avec majuscule, am ndam, mën a daan fiir yi ak lu bon. xalaat yi ñu jéeme firi ñaareelu 12 bi, la deuxième vague des 4 prières, nii la leen le catéchisme de l'Église catholique waxee ci article 2805. La seconde vague de demandes se déroule dans le mouvement de certaines épiclèses eucharistiques. Elle est offrande de nos attentes et attire le regard du Père des miséricordes. Elle monte de nous et nous concerne dès maintenant en ce monde-ci. Donne-nous, pardonne-nous, ne nous laisse pas, délivre-nous. La 4e et la 5e demande concernent notre vie comme telle, soit pour la nourrir, soit pour la guérir du péché. Les 2 dernières concernent notre combat pour la victoire de la vie, le combat même de la prière. ci tënk, na sa tur sell, na sa nguur dikk, loo bëgg na am ci suuf naka ca asamaan. di ñetti ñaani 12 bu jiitu bi dañu ñuy wóoral ak a feddali ci suñuy gëm, di feesal suñu xol ak yaakaar, di xamb suñu coofeel jëmale fa Yàlla. may ñu tey suñu dunduk bés bu nekk, te baal ñu suñu tooñ, naka ñuy baale ña ñuy tooñ, te bu ñu bàyyi ñu tàbbi ci balis, wante musañu ci lu bon.
di ñeenti ñaani ñaareelu duus bi nañu leen di ñaan du ku nekk di xalaat boppam rekk du ngir suñu mbokk yu ñu jege rekk waaye na suñu boobu yaatu ba fa yaatu mën a yem yaatu ni juróom benn jaww yi ñu xam nañu ñaan ñeenti ñaan yi ngir waa jàngu yi yépp catholique yi bokk ci jàngub Rome chrétien yi nekk ci jàngu yi xaajaliku waaw doomu aadama si sépp xalaat yi nii la leen le catéchisme de l'Église catholique waxe ci article 2806. Par les 3 premières demandes, nous sommes affermis dans la foi, emplis d'espérance et embrasés par la charité. Créatures et encore pécheurs, nous devons demander pour nous ce nous aux mesures du monde et de l'histoire que nous offrons à l'amour sans mesure de notre Dieu. Car c'est par le nom de son Christ et le règne de son Esprit Saint que notre Père accomplit son dessein de salut pour nous et pour le monde entier. mbokk yi léegi pare nañu waaj ngir teg bët ci ñaan yi nekk ci suñu baay yoon wi di ñëw dinañu jéem a firi Nasatur Sell ci jàmm.